da doon xaar rek. déglul kii li mu lay wax. waaw père danu waaw père dafa Bougane nee na ko. boo ma présenté woon keneen. koo xam ne daal kiiwul. waaw moom du ma joxe oto. waaw mais kii nga fi indi moom yéen ñaar ak ni ngeen mel déggoo xaw a nduroo. waaw ci teeng yëpp. dinaa la jox 4-4. loolu moom sama kanam la Bougane a ko wax. waaw père ngay dosé nag. waaw bu nekk kay. ba 4-4 bi laay xaar. nga toog nii Kaja toog nii loolu dara du ko fay. am xadi nga ne waaw moom la wax. 4-4 dina ñëw. teere dina ñëw ndax tur wee tax. mu toog ci kanam yaay xew la bu ko waxati Kaja di ko xadi non moom muy dawal pourquoi pas moom muy dawal. non boo dee kay yaay dawal moom ngay jox mu dawal. waaw. ah oui. yaa koy indil port. non yaa histoire galant quand même. déet day dawal. ah Thiès leen dëkk sama dëkk ba. 70 kilomètres waaw Thiès waaw. 70 kilomètres laal péage. bëgg na de. di nuyu Fatou Mbour depuis. Ngaparu Fatou Mbour maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay nuyu. nuyu sama booy tudd Kaja man ay sang bi rek laa yor. ah papa. waaw bu ñu tudd sama yaay Khadija da ngay ree. waaw gis nga sori est-ce que dama koy seetloo da ngay ree. bëggeel c'est doux quoi c'est doux. maa ngi film boo xam ne c'est doux l'amour c'est doux. waaw xam naa ko xam naa ne filmé nga man xam naa loolu. noo ko xamee. daa man de tamit weesu ma loolu. soo fi ma dem am déet. ay ca papa dikkal. waaw fii de tey Mouhamed Diop tey dina doy waar lool. waaw ndax li nu wax. ñu ne sagesse essence de l'écoute. sagesse essence de l'écoute. ñu ne même le conseil des sages au nom de la collectivité a reconnu ses compétences son humanisme et son expérience. Donc c'est très important sagesse. sagesse nanu wax. sagesse di loo xam ne ay jikko la yoo xam ne day nekk ci nit ba nu xam ko ci moomu. ñaari ca kilifa. ba mujj ñu tuddee ko le sage ñu ne nag ñaar ñi muy sagesse ak sens de l'écoute maanaam am dégg-dégg tey déglu loolu kilifa tamit da ko war a am kilifa dafa war a am dégg-dégg yaa Seyda nu ne sunu borom nee na way dégg yi laay waxal waaw. kon am na ci sens way dégg yi waaw. kon dina am. borom xel yi. maanaam ci afisul xuraan yi dina am ñoo xam ne léeg-léeg ñu yëkkati kàddu wala araf woowu nanu koy déggee du bokk ak nanu koy waxee. waaw. c'est vrai moo tax sunu borom ne way dégg yi laay waxal. ñu ne kon fii ñu ne sagesse et sens de l'écoute. sens de l'écoute nga am dégg-dégg tey dégg waaw. du dirigeant maanaam ci kilifa gi de manière générale. c'est ça. kon je connais la phrase sagesse. essence de l'écoute du dirigeant 2 points moom nañ def ñu ne 2 vertus qui se font rares ñaari mandarga yoo xam ne actuellement mi ngi dem amatul de ak a jafe ah donc nul n'est satisfait moralement et physiquement léeg-léeg di nga doon njiit moo xam muy kilifa ci kër gi moo xam nga jiite ay soxna moo xam nga jiite mbooloo moo xam nga nekk chef d'entreprise mbaa nga nekk njiitum réew te di nga dégg waaye doo déglu wala di nga déglu waaye du la tax a dégg waaw gis nga de fa mu ko waxee waaw dafa bokkul de mën ngaa déglu te doo dégg mën ngaa déglu yaa Seyda te doo ko déggal lu tax xëy na damaa xeeb yaa Seyda lu tax xëy na fonk ma yaa Seyda lu tax dégluwuma yaa Seyda te fekk wallaay la muy dugal sab nopp loola la ñu ne déglu ak dégg waaw déglu ak dégg ak déggal ñu ne sàccal ndigal déglu ko ndax dégg nga ko waaw dégg naa ko déggal ko nag maanaam la mu la digal nga jëfee ko ñu ne ay mandarga yoo xam ne jeex na ci këru àdduna léeg-léeg nga gis kilifa goo xam ne dina dugg foo xam ne doon naa xanaa kii amul ku koy digal mbaam wax joo xam ne mbooloo tas ñu ne kii nan la mënee lii mbaamu bokk foo xam ne ndaxte am na ñoo xam ne su seen soxna fayee bu leen fa yebal Mohamed sa sox waaw bu leen fa yebal de lu tax soo demee mu tas waaw dëgg waaw sunu demee day tas dëgg la li nga wax ne ay alxuraan la i yurida islaaxan waaw nee na ñu ngi fa yebal ña ngi fa yebal bu dee yiw la ñu bëgg yiw yu waffiqullahu baynahuma waaw yàlla dina jubboole ña ngay jubboole mais bu dul yiw waaw day yàq waaw mën ngaa dem rek ñàkk soxna waaw sa soxna mën naa génn dem rek
nga yebal fa ñoo xam ne nga dem ñàkk soxna fekk du soxna sax bëggoon na waaye màcc nu dimb daan na tax dimba weex màcc nu dimb dafa neex saf suukar non Iran Ndaw moo xam dimb Saalum yi ak Iran Ndaw moo xam dimb dañ koy mut dimb dafa neex waaye am na noo ko nii màccee façon boo xam ne soo dabee saal bi rek day weex bëccëg boobu yëpp loo naan sax ndox mi day xab day saf sa gémmiñ ba Kajoor ne màcc nu dimb daan na tax dimba weex mën nga koo màcc ndànk waaye bul egg ca saal ba soo eggee ca saal ba rek dootul baax day weex waaw ba kon dégg dafa baax ba baaxul su ëppee baaxul tout excès est ba baaxul ñu ne nag ñii ñoom fii nu toll ak kii nga xam ne dina déglu te déggul ak kii nga xam ne dina déglu dina dégg waaye du déggal ñi nga xam ne ñoo koy digal déglu déggal kooku dina am léeg-léeg nga digal nit mu dégg ko te du ko jëfee kooku day am te moonte la mu lay digal loola la ñu ne buur kilifa waajur saa yu daanoo wala mu ñàkk ak nguuram ñu ne dag yaa waaw kooku kay amul moom na nga koy jiin kooku yaa Seyda moom la buur su daanoo dag yaa waaw buur fu mu daanoo soo ko saytoo di ko topp faaw di nga ca fekk tànkub dag prosom di koy digal loo xam ne ni ñu koy digal dara du ca noona wala buur bañ a dégg ndigal waaw dag nag foog nga firi ko pour ñu déggul olof boobu dag soo ko dee xool soq yi sont ceux qui sont 3, 4 à 5 pas derrière waaw vous avez compris 3, 4 à 5 pas derrière waaw Mohamed Diop est devant mais il y a des gens qui sont à 3, 4, 5 pas derrière. macha allah. mooy surga. bokkut ak surga. bokkut ak surga dag ba bokkut ak surga maa ngi leen nuyu bu baax a baax. d'accord donc Mohamed dañ lay bàyyi yow nga taftalu ci père rek parce que li ñuy waxtaanee am na solo lool. ñi ngi waxtaanee bu naatee dama koy tëf ba ci kanam. nga xam nga moom instant yi introduction père bi daf ko daaneel gisoo nu mu ajee kanam gi. dafa nangu wala daa bañ. xaw ma de. dafa nangu de. xaw ma daal mais damay bëgg a ñëw ci moom ci kanam rek. ñi waxtaanee njiit. njiit nag li mu lëmb dafa bëri. njiit mën na nekk père de famille mën na nekk tout à fait entreprise mën na nekk koo xam ne rek day nekk ci kanam am ay nit yu nekk ci ginnaawam. ñu ne dafa war a nekk benn nopp. wala dafa war a demee boppam. ñu ngi waxtaanee Sofia lu am solo waaye lu metti muy njiit doon ko yombul waaye itam doon ko dafa laaj responsabilité bu rëy. njiit nag bu ñu ko waxee bëri na façon yu ñu ko mën a tekkee am na ñuy léeg-léeg ñuy wax leader am na ñuy wax chef xëy na pour ñenn ñi donte sax xaw na am tuuti différence man dama jàppee njiit li wala leader bi wala chef bi ci koo xamante ni nii dafa war a jàppale ci ñi mu jiite wala ñi nga xamante ni ñoom la yilif à ce que ñoom ci seen bopp ñu responsabiliser wu c'est hyper important responsabiliser wu mooy c'est pas parce que yow yaay njiit li rek que voilà loo wax noonu la loo def noonu la looy waaj a def gongo il faut que ñi la wër wala ñi nga jiite nga leen di jàngal à ce que ñoom itam ñuy jël ay responsabilités boobu mooy premier aspect bi te mu am solo loolu moo leen di may à chaque fois ngeen di atteindre seen objectif maanaam équipe boo gis am na ku ne ca kanam am na mbébétu équipe boobu maanaam li ngeen bëgg a atteindre muy objectif mu doon lu am solo beneen bi mooy buñ koy wax njiit wax nga ko léegi te père def na ci introduction bu am solo mën na nekk patron entreprise bu mu mënti doon wala patron carrière wala patron lu mu mënti doon daal te mu ne ca kanam mën na doon parent nga doon waajur bu góor wala waajur bu jigéen dañ lay xoolee bëtu sunu société que yow njiit nga mën na doon un coach ci mboolem seen discipline yi nga xamante ne nii bu ñu nee discipline nag tur bi wuyoo na boppam maanaam dafa war a am ki ne ci kanam ko nga xamante ne nii dafa war a doon un leader un chef di doxal. loolu tamit dafa bokk ci njiit yi mën nañ ci taftal un politicien wala un politique koo xamante ne nii aujourd'hui bu waxee ay waxam nit ñi bàyyi ko xel ndax lu mu wax rek mën nañ ci dut baaraam te mën na doon itam ki nga xamante ne nii day bëri mbooloo léeg-léeg.
dafa am ñu bari ñuy topp ci ginnaawam moo tax dañuy bëgg moom itam mu am nu mu taxawee am nu mu doxalee mu doon lu am solo kon buñ ko tënkee njiit daal mooy ki nga xamante ne ni à chaque fois moom la yàlla di nattoo parce que nattu laa ko mën a woowee mu nekk au devant de la scène mu doon responsabilité bu rëy njiit gi mën na jiite ay kilifa mën nga doon jiite ay kilifa te loolu boobu moom moo gën a yéeme dinaa ci ñëw loolu léegi nag père dafa wax lu am solo ci biir libellé bi introduction bi mooy njiit li dañuy bëgg ci moom Safia mu am le sens de l'écoute c'est hyper important le sens de l'écoute mooy dégg bu mu doon wax ak déglu bi ak itam surtout am oyofuk déglu lu ci am solo la c'est pas parce que da ngay ñëw rek li olof ñi naan dégg teel ne na damm na léeg-léeg il faut que ngay bàyyi mbir yi di sedd muy nooy ngay mën di déglu nga am sens de l'écoute ci ku mu mënti doon te déglu boobu waroo cee am sikki sàkka mënoo ne Benoît rek laay déglu wala Pros rek laay déglu parce que yàlla am na fu mu leen féetale ci cadre social wala ay kilifa la ñoom laay déglu du ma déglu Mouhamed Diop bi nga xamante ne ni moom dafa suufee lool wala moom daal il n'est pas intéressant déedéet Mouhamed mi ñàkk intéressant mën na wax ju nga xamante ne ni mbooloo mi nga jiite mën na la jural lu am solo kon suñu société yi nu muy tëddee léegi ki nga xamante ni dafa néew doole kenn du ko déglu te loolu itam lu doy waar la ci société bi njiit bëgg nañu itam Safia vraiment mu am humilité mu humble c'est-à-dire humilité bi mooy mën nga am nga xam nga waaye nga dëxañ yooyu yëpp xool bëtu ñi nga jiite nga wàccee sa bopp ba tolloog ñoom ne cela veut pas dire nag da ngay ñàkkal sa bopp fayda wala boo ñëwee ba tolloog Mouhamed Diop rek voilà nekkatoo ko nga xamante ni ku ñuy yëkkati la déedéet njiit dafay am humilité maanaam day humble bokk na ci itam qualité yi nga xam ne bëgg nañu ko ci njiit muy communiquer c'est hyper important la communication souvent mooy yàq sunu société bii nga xamante ni ñu ngi ci nekk di dund parce que léeg-léeg damay foog Mouhamed foog Alima foog Père May ma ngoone foog waaw léegi foog yooyu yëpp bu ñu dajee mën na yàq de waaye bu dee kilifa bi mi ngi tàmm di communiquer ak ñi mu war a communiquer lu bëri lu umpulu woon dina mën a leer ci peut-être li nga xamante ni moom ngeen seq muy entreprise muy biir kër gi muy leneen li nga xamante ni jiite ngeen ko beneen bi mooy wax nañ ko sànq mooy il faut que itam ñuy solliciter njiit il faut que muy solliciter Safia ay feedback da ci am solo feedback pour ñuy déglu mooy Safia tey def na émission wala Alima def na émission il faut que muy bàyyi ñi nga xamante ne ni ñoo koy seetaan ñuy joxe seen avis c'est-à-dire leader dafa loolu il faut que itam mooy père dégg-dégg bi nga doon wax lu am solo la il faut que Safia bu génnee ci plateau gis-gis bu mu déglu rek Mouhamed Diop bu koy naan yow toj nga fi de wala Benoît naan mais Safia tey tam bi nga kii ni nga ko tojee mais amal sensu écoute ba mën a tàllal sa nopp ki nga xamante ni nee na mi ngi lay seetaan depuis tàmbali émission bi ba jeexteelu émission bi mu am lu mu gis mu ne la Safia lii kat boo ko defee woon nii wala nii ak nii ne cela veut pas dire que ne boo ko defee woon nii ak nii yow aayoo déedéet du loolu de moo tax ñun sunu société bi du ñu nangu critique te loolu aussi ça pose un problème ci ki nga xamante ni moo di leader bi wala ki nga xamante ni tey dafa yor njiit il faut que ngay am ay feedback tey un président Bougane Gueye Dany def na tournée à travers le Sénégal am na lu mu fa wax kàddu yu mu fa wax il faut que itam muy toog di xaar feedback yi wala amoon na benn localité bu mu demoon moom bu ñëwee li muy njëkk a war a mën a lijjante bu fekkee am na équipe bi nekk derrière ci maanaam autour de lui il faut que muy am feedback wala ña ko fa teewal président ñëwoon nga fi de comme que yow maanaam dundoo Linguère nag yow yaa ñëw Linguère man mi la fi teewal waa Linguère kat nii la ñu gisee sa visite bi wala sa ñëw bi donc leader aussi dafay sàkku lu jëm ci feedback fu may daanalee mooy il faut que nga chef bi wala ki nga xam te njiit la Safia il faut que léeg-léeg muy jàng di defee confiance di joxe confiance c'est-à-dire am confiance ak say collaborateurs ak say njaboot ak say ñi nga jiite parce que une équipe mënoo leen ko jiite am objectif wax naa ko ci njëlbeen bi te amoo leen confiance bi nga xam te moo dox ci diggante ki nga xam te moo di kilifa gi ak ñi nga jiite c'est hyper important àndara li koy gën a yàq mooy ñàkk a jox confiance Père Mbaye Mangone bi nga xam ne ñu ngi cheminer à chaque fois wala Safia bi nga xam te ni c'est une collaboratrice wala Benoît bi nga xam ne c'est un collaborateur maa ngi moom bu ñu toogee rek
ñàkk confiance boobu day feeñ ci suñuy jëf ci suñuy wax ci suñuy lépp beneen bi mooy lu jëm ci échange yi nga xamante ni ak transmission du savoir dafa baax ci njiit Safia c'est pas parce que n'importe maanaam dogal bi ñu jël ba jiital la du jëluñu ko maanaam au hasard dafa am ay qualité yu ñu gis ci yow muy qualité yu am solo ci wàllu xam-xam waaye itam qualité yu am solo ci mën a dékku ñi nga jiite moo tax échange bi mooy day dugg ci communication il faut que mu am su ko defee ñi nga xamante ni ñoom nga jiital mën a gis ci seen bopp ci li nga xamante ni yow mi jiit donc bëri na ay mbir yoo xamante mënoon nañ ko lim ci lu njiit li war a mën a mel ba ci sax biir kër yi dinaa ci ñëw ak yeneen qualité yi nga xamante ni chef bi bu ko amul rek Safia njiitam wala sax lu jëm ci leader am dañu koy ŋàññi te su boobaa li mu jiite mën naa nax saay ma daanale fa ba ci kanam. jeex na Mohamed kontaan nañu Sophie ñu bàyyi la yow itam nga introduire ñi ngi waxtaanee lu am solo nag jiite et c'est pas très évident fii Sénégal ñu bàyyi la kàddu gi. waaw damay commencer par wax ne n'est pas dirigeant qui veut maanaam n'est pas njiit qui veut ci suñuy xel yu gàtt sax dañuy foog ne képp ku jiite rek dafa am lu extraordinaire loo am lu tax nga jiite wala lu ñu gis ci yow déedéet njiit boo gis suñu borom moo la def nga doon li nga doon président bi sax nekkum président am jiitu na dundam ci saayir nii rek la ko nit ñi di sànnil carte tàbbi ko mu toog bu xelam gàttee tuuti dina yaakaar ne dara jaam la wala dayoom la wala lu mu mënti doon nga dugg ci entreprise bi même le chef d'entreprise aussi am na nooy góorgóorloo ci àdduna dëgg la neem doon ko mais tu n'es pas le plus intelligent gënoo jaam yàlla yi mais yàlla dafa décider jël xéewal teg ko ci sa loxo ba nga mën a doon par exemple chef d'entreprise nga màgg nekk muskallaf nekk góor suñu borom may la soxna ba nga mën a doon chef de famille kon damay wax ne n'est pas dirigeant wala njiit qui veut suñu borom dalay tàbb teg la fenn ngir nga nekk ci kanam maintenant dafa am lu am solo loo xam ne da ngeen ko wax muy sagesse nekk lu graaw parce que di nga gis mag sax mu am nu muy doxalee nga xam ne kii xamul àdduna yàgg na ci àdduna mais xamul àdduna kooku day doon mag rek mais du doon sage nga gis gone gu ndaw di gis ci moom comportement yoo xam ne dangay xam ne kii yàlla moo rof ci moom sagesse donc damay taxawaat foofu ne sagesse du ñëpp ñoo koy am du looy for dañ la koy inculquer nga jàng àdduna di avancer muy ñëw ci yow maintenant bu ñu taxawee ci sagesse su njiit pour man njiit li mu war a njëkk def mooy suufeel boppam xam nga boo suufalee sa bopp mooy tax loo woo nit ñi da nga ciy jiitu ba ci entreprise soo ñëwee say employé xëyaguñu sax dina am yoo xam ne di nga ko mën a def doo toog ne comme dama leen di fay bu weer deewee rek voilà nangam mooy tax nga dugg ci sa kër yow boroom kër bi jamet lu ñu deful nga defal ko sa bopp lu ñu deful nga defal ko sa bopp amoo sax looy xaaral nit mooy tax tamit looy bu dee da nga jiite mbooloo loo leen ciy woo doo toog ni buur ndax jamonoy buur paase na yow yaa jiitu nekk ci terrain bi xar sa tànk tubéy ngir ñi topp ci sa ginnaaw ñu mën a xool loolu la ñuy woowee le bon exemple kon pour man li njëkk mooy nga suufeel sa bopp ndax dañuy wax ne boo suufalee sa bopp yàlla yéegal la boo yéegalee sa bopp yàlla wàccee la deuxième point bi mooy respecter ñi nga nekkal daraja dafa doy waar Sophie am na ñoo xam ne attanuñ ko sax dañ leen koy def mais attanuñ ko da ngay xool ne njiit ba ngay nekk ci kër mën a yuuxu say doom dóor leen saaga leen bokkul ak ñi ngay liggéeyandool da nga leen war a jox respect total respect boo xamante ni c'est pas parce que da nga leen a jiite te pourtant ci xeetu sagesse la bokk savoir gérer bu situation ñëwee sans que nga heurter sensibilité doomu aadama parce que décidé wul nga jiite ko yàlla moo décidé nga nekk patron am wala dara donc respect mu nekk loo xam ne culte sagesse dëggantaan un sage mooy mën a gis ku ne respecté ko da ngay gis sax sa patron nga mag ko fuuf il faut que mu am sagesse pour xam ne sa patron dong la mais àdduna du neex ba mu mag la kon sagesse bi mooy tax mu mën a respecter même employé yi nga xam ne ñoo ko mag fuuf ndax loolu du dañ illaa yow mi diini jël décision yu baax yi ci sagesse la bokk te loolu il faut que njiit bu am dal soo dalul doo mën a jël yenn décision yu baax yi xam nga booy xët-xëti boo nekkee njiit ngay demee xët-xëti àdduna bu la sa sagesse rëccee rek da ngay jël ay décision à la hâte te da ngay jël décision yoo xam ne day emporter waale ñi nga boot moo tax ma ni savoir prendre les bonnes décisions daf ci am solo
ma dem ci dégg bi jël ci ñetti ponk rek mën a joxewaat micro bi xam nga déglu il est très difficile njiit di dégg li ko neexul ndax waaw il est très difficile njiit di dégg lu ko neexul ndax dafa am ñoo xam ne il faut que ñuy ànd ak ngor dëgg maanaam les personnes derrière toi ñu yar leen ci ngor am na ñoo xam ne koo mënti doon daraja boo mënti am bu ñu la bëggee wax dëgg dañ la koy wax mais ndeysaan njiitu tey yi pour nga wax leen dëgg sax problème la moo tax ñu ci bëri li leen neex rek la ñuy dégg dégg li la neex nag bokkul ak am yor noppi garmi mooy lan ngay nangoo déglu lu baax doo nekk ci entreprise buñ ñëwee tey ne la Alima nee na nangam au lieu yow en tant que leader nga mën a segg li baax ak li bon tu encaisses tout lu négativement ba mu tas mbooloo bi nga boot par contre mooy déglu bi may wax maanaam boo ko sekkee ay gor mën nañ lay wax ne du fii ba ngeen ànd atteindre ay objectifs yu commun mais il est très rare aujourd'hui nga gis njiit boo xam ne dana dégg lu ko neexul léegi nag papa déglu neex na lool mën a dégg neex na lool mais savoir encaisser man pour man dama naan ñaari day mën a nekk xam nga lu tax njiit dana dégg ba dégg lu ko neexul bu mënul encaisser musiba am mooy ne lu ko neex lay def day bum di bum mi li ko neex tey bu déggee te mënul encaisser lu négatif bi yaakaar naa kenn du des ci mbooloowam bu déggee lu ko naqari rek day obligé jël ay décision yoo xam ne amaana la mu dégg lu ko naqari ci moom moomu la jóge donc mën a déglu mais toftal ci encaisser juste rek ñu xool dugg tuuti ci kër yi ma jël exemple père de famille da ngay am habitude ñu lay wax ne yaay kilifa kër gi yaay kilifay kër gi yaay kilifay kër gi ba nga fàtte ni sax ni dangaa war a déglu sa njaboot exemple boobu laay jox balaa ñuy defaat tour de plateau mu nekk exemple bu ndaw xam nga boo dégluwul sa njaboot day génn ci biti ut ku leen déglu looloo tax sensu écoute bi ngay wax mu am importance fépp moo xam ci entreprise bi ba ci biir kër yi ndax léegi da ngay am njaboot ngay jël décision yi dul jeex doo leen déglu bi nag du ñu watat la di la wax foo jëm mais neex na nga nekk kilifa joo xamante ni sa doom wala muy doom bu jigéen bu góor bu waree lu mënti doon dina mën a daw si ci yow am confiance bi war ci yow wax ak yow nga déglu ko ngir nga mën a jël décision yi war ci dundam foofu laay daanelee en attendant ñuy gën a xuus di duggaat ci entreprise yi di wax le comportement d'un bon leader. le comportement d'un bon leader. Alima Ndione bu kilifa tuddul kilifa ki la fekk. fekk kilifa de nit ñee soppi tur bi ne kilifa ndax mu koo wax nu yàq tur bi daal ne kilifa waaye mooy ki lay fekk waaw moo lay fekk waaw ci lépp fekk mooy moo lay défendre ci lépp loo xam ne rek ab safaan la bu jëm ci yow mu fekk ko d'accord xam nga soo nee fegal ay bëy a tax soo nee feg leen képp ku doon mooñ dina xëccaat ak legetam uuf ko yaakaar ne bëy yaa lépp lu ñuy fekk lu nekk am yàq da cay am kan na ñuy fekk ak kan na ñuy yilif ak a metti njiit ginnaaw gi ngay joxe ginnaaw gi ñaare ñu baree bari suñuy jam duñu jam ci kanam ci ginnaaw na ñuy jam ñu ne na nga fexe ba na nga tul goog képp ku la jam du bënn lan mooy tul ga naam di nga mën a encaisser naam di nga mën a muñ naam di nga mën a tàngamlu naam di nga mën a jéllale naam di nga mën a jéggale waaye nee na nu kéwél gu ci dul foo doo doonu sànd léeg-léeg nga jiite ñoon ku ci nekk day cor waaw dëgg la léeg-léeg nga jiite nu naqaree jiite léeg-léeg nga yilif ñoo xam ne bëgguñu leen lu du puusal ma toog léeg-léeg nga yilif ñoo xam ne dara nekkul seenum xel lu dul tey suñu sañoon balaa bëta set wala tisbaar ñu teg la ci panku jumaa dina àllaa kubar jullee la kooku day am dina am ci njiit am na ay njiit yoo xam ne jiitu nañu waaye ñenu jiite sax dem nañu ba mu doy leen sëkk aw lakkal dem nañu ba mu doy leen ak seen dara lu baax dootuñu ko gis ci këru àdduna ab safaan rek nañ leen di gisee muy ci sëriñ si muy si borom kër yi xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne ay gune ngi ci kër yi yoo xam ne ak ay soxnaa ngi ci kër yi yoo xam ne sunu sañoon tey borom kër ga génn àdduna ndax rek di leen teg ciw yoon
ak am yooyu du ko nangu ci këru àdduna te nu bëgg a infiltrer ci biir kër gi daal di ko fay samp ne danga koy def mu ne du fi amee ñu naan dafa lakkale dafa lëjle kii du muñ dara fu gune yi dem mu wax nangam ku ñëw mu ne ko kan la waaw ma ne mën ngaa yor sab tool te doo ko ñag ndax di nga yor sab tool te doo ko ñag soo ko ñagul nu ruur ko dëgg la am na kilifa yoo xam ne na ngeen seetaat bu baax fi tam bi jëm dafa ëpp ndaxte bi nga demee dugg ci biir d'accord wax nga facteurs yi nga xam ne moom la kilifa war a am lépp nangul naa la ko waaye su fi am na ñu naqaree jiite ñoo xam ne jant boo leen jiite rek soo mu tëdd nan la pakkatal d'accord papa jant boo leen jiite nan la pakk jërëjëf ayca yaa Seyda Absa wax na dëgg di leen jaajëfal suñu ex ñoom Mohamed ak Sophie ñoom dañuy tasal affaire yi bu ko defee ñun saam ko ñoom Mohamed ak Sophie dañuy saam yëf yi su ko defee rek da ngay ñëw seet cër bu la ci neex rek nga daal di jël macha allah yal na yàlla fay leen ci xel mu rafet sam papa fi mu duggee man foofu lay duggee njiit li ngeen wax yëpp dafa war a nekk ci njiit loolu moo war a nekk ci njiit loolu mooy yoon nangu naa ko ndax pël day wax naan jawdo e jippoɗo siba foti koɓe yiya jawdo yo jippo mu ne ki yéeg ci kaw garab bu tolloo gisin alima ak ki nekk ci suuf nee na ki nekk ci kaw na wàcc dëgg la de ki ci kaw garab mi ngi ci kaw bu tolloo gisin ak ki ne ci suuf moom mi ne ci kaw na wàcc jaratul muy yëg kon ñoo jiite rek war nga am loo leen ëppale ci li nga doon wax sànq mais nag dafa am loo xam ni yàlla moo ko digal yonent bi nag ni ko gars yi yow yaa leen jiite gis nga problème mu jiit soo bëggee nekk njiit boo xam ni loo jiitee di nga ci am réussite nit ñi duñ la ci faq naam dinañ la faqtal mais yàlla mën nañ la dimbali yàlla mën na la dimbali ba doo gaañ mënta ñàkk de pakk maanaam demal nga jàng yonent bi ni mu jiitee woon mbooloo te yàlla woon ko ci lu nekk papa xam nga yonent bi ni mu tool nga xam ni Jibril mosu koo bàyyi tout le temps mi ngi ñëw di wax ak moom heure bu nekk mi ngi ñëw di ko wax naan ko defal lii defal laa bu ñu ko laajee sax Jibril mooy ñëw tontu mais yàlla dafa ne ko wa amruhum shura baynahum maanaam ñi nga xam ne yow yaa leen yilif del waxtaan ak ñoom bul jël benn décision te waxoo ci ak ñoom yonent bi laa lay wax de communication pour gën a leeral tuuti rek day am bés ku toll ni xoolal ni mu toll borom badar wax yonent bi de ni def leen lii Omar ni ko ndax yow sa xalaat la yow buggaan ñëw rek ni def leen lii ma ne buggaan ndax sa xalaat la wala diine la wala dañ la ko digal mu ne sama xalaat la ma ne ko am naa ci xalaat parce que sa xalaat la sama xalaat la yonent bi laa lay wax de Omar ni ko ndax li nga wax yow sa wax la wala waxu yàlla la yonent bi ne ko sama wax la Omar ni ko am naa ci xalaat mooy li nga wax sax nga am na ñoo xam ni dara feesu seen bët ñu mën laa wax la buñ la mënta wax xam ne yow mi doo koy dégg dëgg dañuy noppi te seeg seen ngor Seyda fi nga nekk dafa am solo te point boobu dañ koy dund Sénégal c'est-à-dire bu ñu demee ba mag la ci âge wala ñu jàpp ne ñoom ñoo la gën a jàng suñu waxee waroo wax lii yàq àdduna bi nag macha allah Sophie xoolal yonent bi ni mu toll laa lay wax de moo tax ma njëkki ko tey wax Omar ni ko ndax sa wax la wala wax yàlla la mu ne ko noonu sama wax la mu ne ko am naa ci xalaat mu d'accord ci communiquer ak moom Omar téye yonent bi téye Omar téye yonent bi téye Jibril ñëw ànd ak Omar bàyyi yonent bi gis nga lii te du benn yoon de répété wu na ma 3 fois yoo xam ni ñetti yoon yoo xam ni Omar day wax ni ko non xoolal yonent bi ni mu toll te da nga gis benn sëriñ boo xam day wax loo xam ni lii mën na tas réew am ñoo xam ñi ngi ci wetam mën koo laay biir dimbali ko te yàlla rek tax duñu wax waaye dañ koy raay dañ ko c'est bon seetaan ko léegi nag loolu day dépendre ci nit ki nga xam ne moo nekk sa wet ndax ko gore la wala addinaa ko yitteel wala alal mooy li papa doon wax am na ñoo xam ne xoolal ne ceeb bi ci kër gi ndeysaan maam bu Kunta Njaasaan da doon wax kër gi de am na ñoo xam ne ceebaleen fi indi ceeb bu niin am ñoo xam ne ceere joxoon tabari ndawal am ñoo xam ne attaay ji am ñoo xam ne yàlla kesee leen fi indi
ñi nga xam ne comme moo leen fi indi ak lal du la wax dëgg. ndeysaan bu ñu la waxee dëgg da ngay jàpp ni ñoom li nga wax sànq kilifa buggul ku koy wax dëgg. boo ko waxee dëgg mu bett ñoo la xam dañoo fees Omar nag dafa feesoon dell ak ngor. ñetti yoon gisa bu mujj bi. Omar Babacar ak yonent bi ñoo ànd contre Omar seul Omar kese ni leen d'accord ma ak li ngeen wax ñoom ñaar ñu jàpp Omar jàpp fees dell ak ngoram en tant que prophète bi laa lay wax nga xam ne lu mu waxoon kenn du ci teg baat ndax yàlla neen lu mu wax maa ko wax. troisième fois bi Jibril ñëwaat ànd ak Omar bàyyi Babacar ak yonent bi Omar yëgul lu xew de dafa jékki-jékki rek gis Omar dafa gis Babacar ak yonent bi ñi ngi ànd ñoom ñaar di jooy. Omar ñëw ni leen lan ngeen di jooy wax leen ma lan ngeen di jooy man tam ma jooy ndax yéen ñaar fu ngeen jooyee damaa war a jooy. yonent bi ni ko ay na yéwén Omar yàlla yow la àndal te ñoo ragal mu mbugal ñu moo tax ñoo àndandoo ñun ñaar di jooy Omar ñëw ànd ak ñoom ñett ñuy jooy. yonent bi laa lay wax. ah man de damay xaw a jaaxle parce que des fois ci biir kër yi dañ naan sa borom kër bu waxee waroo cee teg baat. wala ñu ne sa papa wala sa yaay bu waxee waroo cee teg baat. d'accord dinaa ci ñëw loolu. mais gis nga Sophie xaw a jaxasoo. bari na ay kilifa yu daanu xam nga ñu leen daaneel. ñu nekk ci seen wet. gis nga saa boo xëyee suba ba ngoon. saa yu nu daanoo dag yaa. dëgg la gis nga yow pourtant am na fi ay président yoo xam dañuy seet ku mel ni exemple Père Mangone yoo xam ne kii waxkatu dëgg la dara feesul bëtam. ñu teg ko seen wet dëgg la du ma ragal. pour bëgg erreur yi ñu mais fii kat bu ma la joxee yonent bi kan moo fi mat. kan. wallaay. ku fi mat amul ku dul juum te kilifa yee dàq juum. yaa te kilifa nag warta juum. ma daaneel foofu dafa lëndam moo tax. dama ne kilifa yee dàq juum. te kilifa warta juum. waaw kilifa yi ñoo dàq juum te kilifa warta juum. xam nga kilifa fan lay juumee. parfois da ngay wax benn wax ci kër gi ni lii laa wax lii moo fi am kenn du ko dindi. pourtant jabar sax mën na gis ni li nga wax c'est pas bon. baaxul. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñu dem Fatxu Makka mu génne ne saxaaba yi wattu leen saxaaba yëpp bañ. ñëpp bañ ñi mu gënoon a yaakaar ñëpp bañ. mu jaaxle dugg amatul solution jaaxle na xam nga ko régler problème boobu jigéen. pourtant am na ci réew mi ñoo xam du ñu déglu jigéen mukk ci àdduna. suñu yaay Umu Salama moo ñëw ni ko watul ñi dañ laa bëgg sooy watu ñuy watu mu génn watu saxaaba yëpp ànd watu kon góor baax na jigéen baax na li am solo mooy kilifa day dégg wax nga ko day déglu kilifa day déglu day déglu waaye du dégg moo tax in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla dana ko déglu saxaaba yi ñëw gis nga kilifa gu nekk war nga am koo xam dañ naan kilifa gi na bàyyi ñu koy nettaleeg na loolu lànkal gis nga buggaan kër gi mu ne bu lijjanti woon li fii xew lijjanti ndax man maa ngi ñëw heure lijjanti ndax Alima mi ngi ñëw heure lijjanti ndax Mouhamed mi ngi ñëw heure léegi kër gi tas ndax am na fi ay société yoo xam ne xam nga lu ko tas ñoo xam dañuy ñëw pointé wu bindu ñëw naa 10 heures taalaat seen oto dem duñu liggéey léegi est-ce que su borom kër gi amul koo xam moo koy informé di ko jox ay information di ko wax ni su fi ñëw na wala Seyda ñëwul mais bu yàggee kër gi day tas kon kilifa war na am ku koy waxal de bonut war nay déglu kilifa war nay déglu mu des nag nan lay déggee waaw ak déggal ñan lay déggal ak ñan lay déggal mais kilifa dafa war di déglu de waaw waaye ñan lay déggal boo dégluwul sa kër dafay tas nettali ci entreprise yi moom dañ cee d'accord nettali yi d'accord naa ci mooy tas entreprise yi di léegi nag moom laa la wax ni la yow boo waree di nettali looy defee sa liggéey bañ la sant léegi nag nettali boobu moom laa lay wax ne la tey waxuma la ñëpp di nettali de mu am benn nettalikat daal xaw ma benn nettalikat lay nekk xaw ma ñaar lay nekk ci société mais information xaw ma benn lay nekk ci kër man de sama daara jee ma yor information sama daara jee ma yor man sama bopp man bëgg naa tey bu fa nit dee def loo xam ne lu nar a yàq daara ji la kenn jël ay responsabilité am xam nga lan lañ koy wax ki dafa seytaane lu fi xew moo koy wax loolu surveillant la wala mën na doo ko jël du nekk surveillant du nekk jàngalekat koo xam ne ci biir daara ji la nekk moo xam lu mu mënti nekk moom dogu na ne lépp loo xam ne luy yàq daara ji bu ko gisee dina ko wax si daara waaw kooku nettalikat lañ koy teg déedéet kii nettali par exemple Alima mi nga xam ne mooy nettali Safia ñëwul heure tardé na 30 minutes tardé na 15 minutes waaw est-ce que njiit bi sax dina wekk kooku tamit bu ñu waxantee dëgg bu nekkee ci dëgg la ko teg
ak bëgg Safia entreprise Seyda mais kooku loolu mooy liggéeyam dañ koy fay muy toog di wax. déedéet. waaw. yaa Seyda xam ngeen fan lay waxee. société bu amee. waaw am na koo xam ne mooy hiérarchie bi nga xam ne bu fa patron bi nekkul c'est lui qui commande. mais est-ce que si les choses. kooku mooy dem kooku day parce que ku nekk ñiin nga ci la ànd naa ak yaa Seyda. non Bougane mën na nekk njiitu kër gi. waaw mais ci ginnaaw mais Bougane ne peut pas être là 24 heures sur 24. attends mais déglu il ma ne tuuti. peut pas être au four et au waaw mën na lait. nekk njiitu kër gi. mën na nekk njiitu kër gi mais keneen njiitu leneen lay nekk. fu nekk am na lu koy jiite. c'est-à-dire attends Mohamed je termine. c'est-à-dire tey bu ñu defoon benn boucan fii gis-gis. buy woote xam nga du leen woo. daf may woo man. c'est-à-dire ku ci nekk fan la teg bu fekkoo yaa ngi koy doxal comme il le faut. il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un muy dem ci ginnaawam di ko wax quoi que ce soit. jërëjëf man Bougane mën na ma jiital man. yaa Seyda yow laa Bougane mën na ma jiital man. waaw ma nekk jiitu kër gi. waaw. maam koo xam ne moom laa fi teg pour lu xew ci kër gi. mu jox ma information. waaw fekk kooku du ko mate. waaw loolu loolu la ma ne ku nekk fekk lay yàq ci kër gi li yàq ci kër gi ci kooku lay jógee. bu ca kooka lay jógee. waxuñu kooka. wala su ma bañee yaa Seyda dem waxal moom. ne waxal ko lu am ne Bougane Mouhamed def na nii man Mouhamed day jéem a ñëw xaritoog yaa Seyda pour Mouhamed bu defee njombe du wax Bougane Mouhamed def na nangam. loolu tamit am na ci dafa am ñu ñuy waxal ak ñu dul waxal. Mouhamed loolu tamit mun na tax dul yoon kilifa gurul wax dëgg moo gën a moo kilifa gu ñu wóolu te du wax dëgg. mën naa toj àddina. kooku mën naa tojum réew. parfois mën naa am pouvoir bu rëy ci Mouhamed mi. waaw Mouhamed nekk njiitu kër gi ma am pouvoir bu rëy ci moom Alima ñëw rek ma bañ ko te fekk Mouhamed lu ma ko wax mu def ko moo tax njiit day déglu. ngay déglu de. day déglu mais nag fa tabayoon mu jaatax ma ne Mouhamed Alima xoolal Alima di sosal Alima ba Mouhamed dàq Alima. ba tey waxuñu kooku yaa Seyda nanguma kooku yaa Seyda sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom laay dolli dama koy dëggal ci li mu wax waxuma ko sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad moom moo ko wax nee na man day Mbàkke xam naa ne fii ma toll tembe gisuma kenn koo xam ne dina ñëw di ma wax dëgg ndax fa ma toll la gisuma kenn kuy dëgg ab tànkam di ñëw di jàkkaarloog man Abdoul Ahad di ma wax dëgg waaye nee na daan na sàlloo ay kaset yi sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate nee na daan na sàlloo léeg-léeg mu làqu jël ay kasetam teg ko pour déglu dégg bu ko dégloo dégg dëgg rajo bi da koy wax dëgg mu toog ak le président Abdou Diouf ne ko wax man de xaw naa jaaxle mu ne ko waaw kii man de xam naa mënumaa yorum réew man de xaw ma nu yorum réew ndax man jànguma mënumaa jiite am réew man damaa jàngut waaye nag mbooloo ak daara moom mën naa koo jiite mu ne am mën naa koo jiite waaw mbooloo mu ne am mu ne ko man Abdoulaye xam mën naa ko jiite te xam naa nun koy jiitee mu ne am mu ne ko nangoo sol sama dàll nangoo teel a yeewu nangu koo wuti nangu koo am nangu koo indi nangu koo séddale nangu caa gën a néewle ma daaneel jox leen ma jox xam nga kilifa ñan ñoo koy yàqal Sophie ñi nga xam ne ay nañ ma jéggal baal ma ay défaillant lañu ay lan ay défaillant lañu xam nga ñooñu ay lan lañu ay weñ lañu fu tooy rek xoolal ñu tag dañ lay sam comme weñ bu gisee mango loo wax baax na loo sëqat ay way sëñ bi te xoolal utal la ay noonu nag koñ bi yëpp nag seetlu woo diw oto bi mu wàcce sa oto bi nga wàcce moo tax mu uti ko ñoom ñoo lay utal ay noonu yàlla xoolal sa buntu kër démb gént naa ñu sul fi dara dem jëli ko mel ni Cheikh Diouf ñëw wàqi ut say affaire ñëw ni ko lii lañu foree ci buntu kër gi tubaab la ndeysaan qu'est-ce que c'est quoi ça là mu naa la ci buntu kër gi laa ko sulee commencé di la utal ay noonu gis nga xam nga kañ ngay xam ni ndeysaan doo dara kañ nga xam ne doo dara kañ la bis bu li nga yor jeexee nga xam ne doo dara ngay téye sa téléphone naan mais sama téléphone bi dafa yàqu wala lan kenn woowu la wallaay nga génn ci kër gi fekk fi daan fees del fekkatoo fi kenn ah nga jékki-jékki am benn problème nga ne xaaral mu xool Mouhamed yàgg naa ko defal teraanga de allo Mouhamed ça va mu ne waa gannaaw ça va na nga def maa ngi ci jàmm mais gannaaw baal ma tuuti ma waat la waat ko doo ko jot boobu am nga dara sax nga xam ne doo dara wallaay ay ca yaa Seyda kontaan nañu bu baax a baax Dieye est-ce que doo may ma dem ci Oumy ñëwaat ci yow si vas-y ay ca Oumy vu que moom suñu gan la ñoom ñaar ñu xaar ñaari meilleurs amis ñu xaar ay ca on t'écoute ma chérie
c'est un plaisir nekk ci plateau bi dégg waxtaan bi autant ni ko père introduire. ngay ñëw dañoo dara tardé waaw Oumy invité du jour. Ah d'accord, elle s'appelle Oumy. Ouais, je m'appelle Oumy. Ah Oumy, vous habitez où? À Dakar. Ici à Dakar même? Oui. Vous êtes Sérère ou Halpulaar? Joola. Ah Joola. waaw. ah boo xoolee nag xam ne sama mbokk la loolu réerul nañu waxante dëgg. mais je suis complètement fan tey pour la première fois ma toog ma déglu ko et vraiment ni mu waxee yóbbu na ma fu sori di joxe exemple ndimb xam nga ñun bi ñu nekkee xale waaw dañ doon dem vacances ay Sibassor ay dëkk yu mel ni Toucar Gomone foofu noonu. mais ay ndimb bëgguñ ko woon. waaw ba muy wax ci machine ba effectivement je me rappelle que ni ñu ko doon màccee baaxul. waaw soo ko màccee rek am na façon boo koy màccee day wex. baaxul waaw ba dañ ñu doon wax sax ne dañ koy def mbuum ñun ñu ne lii duñ ko lekk parce que lii neexul. ak a neex cere dimb laaj ko Iran Ndaw xam na ko Iran Ndaw xam na cere dimb. léegi ci thème bi fi mu nekk nii man je suis parfaitement d'accord ak li nga xam ne ñëpp wax nañ ko fi. bi ko père di introduire li may xalaat leader charismatique leader boo xam ne pour ñun qui sont pour la plupart des musulmans benn leader yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom leadership am ni mu jiitee ay nit et tout. du xaalis moo ko may et tout ci xam-xam bu sell la ko teg ak dégloo te loolu bokk na ci li nga xam ne moo gën a tumuranke jamono ji ci réew mi instant bi li père wax résumé boo ko résumé li koy lal pour man mooy le respect te excusez le terme le respect a vraiment foutu le camp au Sénégal on ne se respecte plus nit ki di nga gis ku nekk nga ñëw taxaw parce que yow am nga benn tour nga jàpp ne ñeneen ñi duñu say nawle di jéem a ut ay compartiment et tout alors que dans la vie de tous les jours da ngay xool ki nga xam ne de prime abord moom ngay xeeb moom sax moo lay génnee ci yenn situation yi des fois di nga nekk sa oto ngay dawal benn endroit nga dugg nga bloqué mais kenn koo xam ne xalaatoo ko sax wax mu dimbali la moom moo lay jàppale nga manœuvrer nga génn foofu et pourtant ce sont des détails yoo xam ne duñ ci prêter attention et c'est très important leneen li nga xam ne bëggoon naa ko wax ci thème bi par exemple lu ñu doon wax ci wàllu leader du influenceur leader soxlawul am ay coog te leader kilifa dëggantaan bu nekkee ci digg ndindam dafay former ñoo xam ne dinañ ko mën a wuutu bu fi nekkule te loolu bokk na ci yi nga xam ne seetluwuñ ko ci dëkk bi parce que bëri na ay entreprises yoo xam ne c'est dirigé d'une poigne de fer waaye ki nekk à la tête bu disparaître entreprise bi nërmeelu gis nañ fi ay parti yoo xam ne responsabiliser ay nit waaw loolu la et fi mu nekk nii Sénégal ñëpp d'accord nañ ko dañuy jàpp ni ki nekk ci bopp bërëb bi bu fi nekkatulee après lui c'est le déluge et loolu c'est loo xam ne ce n'est pas normal ndax leader bu nekk war na def liggéey ci moom d'abord parce que nit ku nekk da ngay egsi ak ni ngay egsi xam nañ ne la perfection n'est pas de ce monde amul benn nit boo xam ne dafa ñëw xam lépp am xam-xam yëpp et tout dafa war a def effort ci moom di gëstu di liggéey ci boppam d'abord balaa moo mën liggéey ci nit ñi ak liggéey loo xam ne nit ñi dinañ ko mën a gis ba valider ko li nga xam ne moom la def ci jaar-jaaram man bon peut-être sur mon parcours personnel j'ai été entourée de beaucoup de leaders ñoo xam ne ay at ginnaaw bi nga xamee ne poste yu ñu occupé tuñ ko ba tey boo fa demee nit ñi dinañ la wax liñ fa defoon alors que loolu ça fait plus de 10 ans mais liggéey nañ fa loo xam ne moo ngi fa te formé nañ tàggat nañ ay nit yoo xam ne ba léegi ñoo ngi fa nekkal leen fa di doxal affaire yi ni mu waree et loolu c'est très important mais ce sont des choses yoo xam ne on a tendance à sous-estimer ça tey fi mu nekk nii bëri na ñi nga xam ne dañuy wax ay leaders charismatiques wala des choses comme ça li ma ko sama benn xarit di fàttalee ne ma que ça vient du grec mais loo xam ne charisme yàllaa koy maye du si ñëpp lay nekk am na ñoo xam ne seen forme leadership ak yenn day naturel si ñoom mais am na ñoo xam ne il faut que ñu dem jàngi ko te démocratisation jàng boobu noonu tamit faut pas que ñu koy fàtte parce que am na éducation boo xam ne daara da la koy jox école da la koy jox mais koñ bi bërëb bi nit ñi ngay fréquenter ak say jokkalante ak nit ñi da la koy jox te yooyu yëpp dafa nekk ay détails yoo xam ne ba léegi ci réew mi dañ koy nekk di néewal doole voilà. ay ca kontaan nañu bu baax a baax mi très belle contribution Benoît bàyyi ma dem ci Prospère wala ma ñëw ci yow. ma dem ci moom. comme ça nga def ko la nga daan def rek. ay ci jéey merci beaucoup madame Diallo ñu ngi waxtaanee lu am solo vraiment sujet aussi bu complexe. parce que yombul comme niñ ko xalaatee jiite. c'est pas facile du tout. parce que d'abord il faut que ñu d'accord ci ne jagle borom bi la. c'est une mission divine jiite.
foofu mooy Sophie sànq dafa ni ñu koy waxee. sàq mi sama lanc. waaw yaa Seyda ñëw gën ko sàq mi. ndax fi mu teg foofu laa doon jëm mais du ma fa attardé wu parce que wax nañ ci lu bëri mais dama bëgg a wax rek mooy c'est une mission divine sur tous les plans nag moo xam ci zahir moo xam ci baatin bu dee njaboot gi la nit dund na yor ay milliards yàlla teg ko loo xam ne mënul am soxna mënul ami bant amul kenn ku muy jiite ba ko di ko yëlif malgré kon donc mbiru yàlla la nit ñàkk yorul dara yàlla jox ko boobu responsabilité boo jëlee aussi ci jiite am réew aussi c'est pareil gënoo fi dàqoo fi jàng ëppoo fi xam-xam ñi nga du si zahir du si baatin te ñëpp yaa leen jiite tu parles au nom de ce peuple donc mu nekk lu jafe mais comme ni ma wax rek il faut nga am perception dafa am si benn martaba booy tollu d'abord pour xam ne lii cër bu ma yàlla jagleel la boo ko jëlee ci philosophie boobu bari di nga ko mën a gérer sànq pour répondre un peu rek wala pour yokk ci yaa Seyda doon wax c'est-à-dire borom kër gi soxlawul ku koy wax kuy teel a xëy kuy guddee wàcc moom mooy am taxawaay bu mu xam bu alima di xam ne président kat 7h30 buntu télé bi la koy fekk. mais Pros, est-ce qu'il peut faire ça chaque jour? Non, personne ne peut faire quelque chose chaque jour benn li may wax dégg la laaj mon frère. ah non parce que boo nee. kenn mënul def chaque jour dara mais dama bëgg wax ne dafa am lu ñuy xam ci yow dañuy xam ne lu ñuy wax ne xam nga déggoo ñuy wax naan diw de malgré mooy patron bi moo fay njëkk moo fay mujj. waaw bu ko set foofu laay waxee. d'accord vas-y. foofu laay waxee waaye kenn mënul def lépp tous les jours comme ni nga koy defee mënul nekk benn toi aussi mais dama bëgg a wax ne am na taxawaay exemplarité rek laa ci exemplarité parce que dañuy wax écoute. wax sagesse. man ma ciy boole exemplarité parce que loo bëgg ñu def ko lu ne na nga ci joxe yow say preuve ma joxe rek benn exemple Touba ca kanam nga yaakaar ne spot publicitaire boobu ñuy wane xalif bu tedd bi di woo taalibe yi yëkkati enveloppe joxe te crois que c'est fortuit parce que ñëpp ko ciy fekk si loolu muy def noonu mënoon na ko bañ a wane ndax ñëpp xam nañ ne yor na prérogative yor na martaba bu mu doxalee boobu mais bu ko génnee wane ne man ak ñi nga xam ne bëgg nañ te mënuñu dafa am lu muy tekki loolu moo tax ci ay fan yu néew li muy bëgg rek day daal di antu ndax dafay jiitu te daf tay jiitu. dëgg la. c'est important Tiwaawan noonu Njaasaan noonu feneen noonu. njiit ba da cee njiit la ñu wax dafa wax boppam. kon kay looy woote lu ne yaa cay jiitu moo tax ñu lay wooyee njiit am déet bu fekkee dégg na olof. lu ñuy wax lu ne. lu ñuy def lu ne. looy digle lu ne. loo bëgg lu ne yaa cay jiitu moo tax ñu ne njiit. mun nga fa jiitu dara du baax. dégguma. mun nga fa jiitu dara du baax. non man ñi jiitu muy baax laa wax bés bu la joxee parole bi nga wax ñi jiitu te dara du baax ñooñu mëtuñu jiit ndax dama dégg ne parce que attention nit jiitu na te mënul jiit te mëtul jiit. nit jiitu na. te mëtul jiit. ndax taaw ci kër nit du ko def yàllaa koy def. Benoît mooy taawu famille seen famille yàllaa koy def mais mën ngaa yées ci taaw yi. moo tax boo joué sa rôle ñu la njëkk a juddu njëkk a baax. njëkk a juddu njëkk a baax njëkk toujours njëkk parce que yaa fi njëkk mais il n'est pas dit que kuy taaw rek yaay njëkk a baax ñëpp. dëgg la pour confirmer ce que tu dis. mais ma bëgg a wax rek ne la jaglay sunu borom la. dafa laaj écoute comme ni ñu ko waxee parce que écoute mooy bañ a doon benn nopp surtout bu ñu yàlla nattoo nag ñu nekk société boo xam ne am nañ droit am ñeenti soxna boo nekkee benn nopp réew mi tas. yaa ngi laal fu garaaw. waa kay moo tax sens écoute boobu fa laa jëm bu nu yàlla nattoo ñun enfin nattu entre guillemets parce que bon xëy na keneen mën na ko gisee neneen ñu nekk réew moo xam ne ku góor ñi ku fiy dox rek am nga droit am ñeenti jabar boo nekkee ngóoru benn nopp mais réew mi toj day garaaw loolu moo tax effectivement sensu écoute boobu am solo te loolu dinaa ko tëjee parce que sensu écoute sauvé na lu bëri beneen bi mooy effectivement sagesse bi ñuy wax sagesse boobu Mouhamed dafa baax ci doomu aadama bu mu doon rawatina nag si jiit ci moom la rawetee. d'accord.
ci moom la rawatee pour la bonne et simple raison gis nga sagesse boobu damay wax ne 10 ans yu génn 10 ans yi ñu génn sauvé na Sénégal ñaari yoon sagesse boobu ci Sénégal 23 juin cassette CD wu maam Abdou rek moo désamorcé effectivement la bombe bi doon xaar toute la République pour ne pas dire tout le Sénégal sagesse moo ko may même nekkatu fi sax mais bu nit ñi déggoo kàddoom rek xam ne ku changé yi wax muy benn ba ci bërki dem boo njaay li xew sagesse su nit ñu baax ñi fi nekk dajaloo ruumandaat ko waxati ko n'est-ce pas diisoo ko sax laa bëggoon wax ruumandaat c'est pas le terme adéquat parce que ruumandaat toujours day ànd ak safaan voilà c'est péjoratif donc ñu diisoo ko laa bëggoon wax autant pour moi ñu diisoo ko waxtaanee ko yaa ngi dégg jël de la hauteur ba mu mën a yem fi mu yem sagesse moo ko def ma ñëwaat toujours rek ci xalif général des mourides recevoir ñoo xam ne dañu jàpp ne sax waru leen war recevoir sagesse am moo tax. ouais sens de l'écoute am. sens de l'écoute. parfaitement. yaa ngi dégg. donc loolu mu nekk lu garaaw ci njiit. ndax nit xanaa xamoo ne Mouhamed nit bëgg naa toog ci xilaafa ñëpp d'accord ne kii ko war a doon la balaa doonam di ñëw sax wàcc liggéey. parce que bu yàlla namulee yow nga toog ci xilaafa doo ci toog. mooy volonté divine kon bu la ci yàlla tegee il faut nga jël de la hauteur xam ne li jaglay sunu borom la ndax ëllëg moo lay laaj ñoo jiite woon njaboot gi ñoo jiite woon entreprise bi ñoo jiite woon taalibe yi dëgg la n'est-ce pas jërëjëf Dieye donc mu nekk lu difficile vraiment loo xam ne yombul jaglay sunu borom la ça demande effectivement comme ni ñu ko waxee le sens de l'écoute la sagesse ak humilité yaa ngi dégg loolu dafa am solo et puis foofu laay daanelee waaw père dafa wax sànq buur jiit directeur koo gis ak ndaanoom dag yaa nga ci ginnaaw waaw loolu tax ñu war a xool yan dag moo ñu entouré ndax àdduna yëpp nangu nañ ne heure comme ci daanu laa jëm te ñoom ñi du ma leen ci génne moo tax ma war a xool ñi may entouré ñan la yaa ngi may dégg merci beaucoup président fii mokk na dóoral mu daanu bul yërëm fii yaa fi ne ku la ko digal ku ne mooy ñi nga xam ne du ñu am benn gêne bu ëllëgee ànd ak ñi nga xam ne ñoom la doon féewaleel yow benn gêne duñ ko am nag parce que ñoom li leen intéressé mooy la préservation de l'acquis yoratoo ko soo fee ko yor léegi damay fexe pour jege Sophie parce que effectivement ñoo la lay daaneel yow du ñu am benn seen ëllëg ànd ak Mouhamed mi nga xam ne moom la ñu doon féewaleel démb donc pour ne pas trop monopoliser la parole ma yem foofu rek entendant sax benn ndeysaan benn ayca non kii moom non xam nga affaire bi moom li may njëkk a commencé mooy man kenn rek dul juum mooy borom bi ñëpp ay juum mais kenn du juum mooy borom bi ñu sàkk ñun ñëpp damay commencé ci famille est-ce que ñun li ñuy waxtaanee sañu société gëm nañ ko su ma ne ndax sañu société gëm nañ ko damay ñëw ci famille muy le père de famille Safia wax lu am solo sànq fii bu ñu ne père de famille loo wax ñëpp ci war a ànd muy lu baax nga wax walla lu ñëpp ci war a ànd parce que nga ñëw ci jëkkër ak jabar ñu ne mooy sa jëkkër lu ma wax ànd ci mais su ma ñëwee ci père de famille sànq ñu wax taaw am na taaw yoo xam ne dañu jàppale paa bi ci kër paa bi sonn taaw taxaw di jàpp ñu dem ba sa biir taaw mënatul am ku nekk ci kër gi xëyul gontul mooy joxe lépp léegi góor gi am benn nopp lu ko kooku di wax rek lay dégg ñépp suufeel taaw kooku damay ne doo jiit parce que bu fekkee da ngay xool ci yàlla pros wax na ko sànq yàlla dina la laaj naka nga jiite woon famille bi